asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateur yu TMS TV ñi ngi am mbégte di leen ziar tey la samedi ñetti fan ci weeru avril atum 2021 comme ni ñu koy defee bu ne di ànd ak yéen sur la TMS TV fas yéene dugal le khalife général le roi médecine du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow oto moom ngeen di seen muy ñëw nii moom la ñuy dugal tey nag mooy mardi 3 avril atum 2021 alors ngeen gis tey sëriñ bi Abdou Aziz Diagne mooy egsi ni Saliou alors mu mel ni tey sëriñ bi fu garaaw la génn parce que dañu seen wóorooguñu mais dafa mel ni loolu la mooy yëre segg bi quoi donc moom la ñu seen noonu mooy yëre segg bi alors ñi ngi seen sëriñ bi aussi le téléphone collé à l'oreille xam nga boo ko gisee rek parce que mi ngi nekk ci liggéey bi dafay nekk ci liggéey bi ci yoon bi mais également di nekk liggéey ci këram Saliou. Effectivement Moustapha donc c'est l'arrivée doyen Aziz donc du khalife général des djinns donc le roi de la médecine traditionnelle donc dans sa voiture rouge bordeaux et donc flanquée de couleur noire avec donc ses agents de sécurité et son driver je dirais bien son conducteur donc vraiment avec un habillement particulier aujourd'hui. Donc il a porté donc le tissu donc de tigre donc aujourd'hui il a porté ça donc le tissu de tigre sur lequel on a donc TMS TV donc ce qui montre que vraiment le marabout aujourd'hui vraiment est très prêt à vraiment affronter donc les esprits qui sont venus ici doyen Aziz. C'est vrai Saliou, merci en tout cas pour nous avoir fait vivre les temps forts de l'arrivée du marabout à son cabinet. C'est vrai, ce samedi 3 avril, donc le marabout il est déjà arrivé, enfin à bord de son véhicule, mais il n'est pas encore descendu. Et certainement le temps de pouvoir peut-être terminer un coup de fil et ensuite essayer de descendre de son véhicule pour pouvoir regagner son bureau pour les besoins des consultations. Alors vrai, cela se passe sous l'œil vigilant du caméraman Pape Diagne, mais aussi de sa garde rapprochée, toujours présente. Alors donc Moustapha Fall, c'est l'arrivée du grand marabout El Hadji Thierno Moule Sow ici à son cabinet médical. jërëjëf Abdou Aziz jërëjëf Saliou alors tey nag gis nga sëriñ bi fu mu génneeti gis nga yëre segg bi la macha allah donc nga gis sëriñ bi moom bés bu ne rek fu ne lay génn. donc mu nekk loo xam ni lu am solo la defe naa ni bu ñuy wax aussi Thierno Moule Sow bu ñu koy expliquer le monde entier nii defe naa ni lii mu sol ça veut tout dire li mu sol nii ça veut tout dire moo tax Sénégal le monde entier ñëpp riir jëm si fii ci kër gi. donc lii defe naa ni maamam Soundiata Keita daan na ko def waaye nag bokkul parce que le khalife général dem na tey ba sut ay waajuram loolu nag may yàlla rek moo ko mën nga dem ba sut say waajur sut say papa sut say maam say maamaati maam donc defe naa ni kooku mooy Alaaji Thierno Moule Sow ngeen koy gis ci image bi nii Pape ba léegi nga zoomel ma tey defe naa ni sëriñ bi nag defe naa ni Abdou Aziz. waaw yaa koy wàccee waaw defe naa ni am na solo. alors lii suñu ko xamoon sax ñu nit dañuy fexe sëriñ bi commandeel ñu bu xaw a mel ni moom nga xam ni dañuy kii n'est-ce pas Saliou Abdou Aziz. waaw alors voilà donc kon sëriñ bi mooy wàcc noonu mais Pape bëggoon naa nga filmel ma aussi également xale yi taxaw fii dañu doon dem taxaw sëriñ bi moo tax ñu taxaw donc defe naa ni c'est lu am solo la parce que xale yàlla la donc fu ñu taxaw rek parce que nitu yàlla moo taxaw foofu muy Alaaji Thierno Moule Sow di la khalife général di le roi médecine du monde di le maréchal di le bourreau des dëmb the king of the king alors Pape maaleykum salaam donc nga zoomeel ma ko bu baax a baax macha allah donc gis nga sëriñ bi tey defe naa ni fi mu génn macha allah comme li ñuy wax ci tubaab il a l'habitude de le faire muy le khalife général le roi médecine du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Abdou Aziz Diagne donc di ànd ak ñoon ba léegi sur la TMS TV di bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu Abdou Aziz vous avez la parole. jërëjëf Moustapha
suñ bokku caméra yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre à TMS TV et c'est les moments forts de l'arrivée du grand marabout à son cabinet, avec une démarche très posée, comme il a l'habitude de le faire. Il prend tout son temps, c'est vrai, à l'image des grands marabouts. Alors voilà superbement habillé cette fois-ci, hein, avec ce joli boubou qu'il a marié, assorti en Saliou. Alors c'est la couleur de ce grand animal, très redouté, la panthère. Alors donc voilà le boubou qu'il a arboré, avec bien sûr les chaussures, mais aussi le chien et tout. En tout cas, il n'a rien laissé au hasard, avec des signes très distincts et d'un pas très rythmé, quand même très cadencé. Alors se dirige maintenant dans le salon qui est réservé en tout cas au patient Moustapha Fall. kon ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu lamboo njëriñ ak le khalife général l'empereur le maréchal le bourreau des dëmm le roi des rois le khalife des khalifes the king of the king. defe naa ni sëriñ bi nag li mu sol expliqué na lépp parce que day montrer que ni rek il est le petit-fils de Soundiata Keita, de Yoro Tengala, de Sogolo, de Nima Tengala. defe naa ni Alaaji Thierno Moule Sow xamee nañ ko ci muy jàpp fu ne jinne nekk ci àdduna téye la fii ci këram tuubal la rawatina nag jinne bi ñuy wax ngeen bàyyi ci xel le roi haha bi nga xam ni moo daaneel batalo Joola te l'histoire du batalo Joola ñaari junni nit ñoo ci faatu loolu defe naa dans l'histoire du monde Sénégal rek la mës a am defe naa ni jinne boobu la xalif général jàpp également lu mel ni Mboose Kumba Jigéen defe naa ni Mboose Kumba Jigéen képp kuy sénégalais xam nga lu Mboose Kumba Jigéen jàpp également le Maam Kumba Lamb jàpp aussi jinne Jean jàpp jinne yi nga xam ne ñoo gën a dangereux ci monde entier tuubal leen fii ci këram kooku mooy kan kooku mooy le khalife général mooy le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king kooku mooy Alaaji Thierno Moule Sow di doomu soxna Ajaratu Mariama Kamara ak Mamadou Aliou Sow yal na yàlla yokk ay leeram di ki nga xam ni waajuram moo doon ñaanal sëñ Mansour Sy borom daara ji di ziar aussi Prince Moulé parce que bu ñu ne prince dañ koy ñaanal mu dem ba sut ay waajuram sut le monde entier te defe naa ne yàlla suñu borom dana def loolu mais également dañuy nuyu aussi la reine di madame Sow nga xam ni am na taxawaay bu am solo ci wetu sëriñ bi donc loolu aussi defe naa ni day baax ñu wax ko di nuyu aussi goro sëriñ bi di soxna Umu aussi am taxawaay bu am solo gis ngeen sëriñ bi fi mu génn tey defe naa ni lii nag du lu bees ci jamono yële ñu génn bi mu ko njëkkee sol interpellé woon naa ko ci benn question mais day baax parce que ñi fi nekkoon ak ñi fi nekk tey du benn moo tax question boobu toujours dama koy indiwaat tey te defe naa ni loolu c'est important parce que defe naa ni da ngeen di dégg toujours sëriñ bi ci ay kàddoom mu naan képp kuy lekk xorom ci kaw suuf mënuloo ci moom dara liggéey nañ ko dal daanu na ci kawam jox lañ ko poison waaye dara xam nga ñaar la wa yàlla suñu borom wàcc ci kaw suuf muy yónnante yàlla Souleymane ak Thierno Moule Sow ñuy duma jinne yi di leen tuubal yónnantu yàlla Souleymane moom la yàlla wàcce woon mu doon jëflanteeg jinne yi gis ngeen yónnantu yàlla Souleymane bi mu demee le khalife général parce que gisu leen fenn ci kaw suuf kuy duma jinne yi di leen tuubal ñu koy filmer en direct di leen ko woon kooku defe naa ni Saliou mooy Alaaji Thierno Moule Sow kon sëriñ bi ñu ngi lay ziaraat di la jox sa wàccuwaay ñi fi nekkoon ci ay weer ci ginnaaw yi ginnaaw bokkut ak ñi fi nekk tey ba ngay njëkk a sol lii bi nga dugusee defoon nañ ci commentaire am lu ñu la laaj nga tontu ci mu nekk tontu boo xam ni ñu bëri defoon nañ ci commentaire tey également defe naa ni question boobu dama bëgg rek mu ñëwaat kon Pape ba léegi rek ngeen ñuy suivre sur la TMS TV ak télé bi nga xam ni moo feeñal li nëbbu lamboog njëriñ gis ngeen lii sëriñ bi di def nag mooy le contact des yeux fii nag ngeen di xam souvent que sëriñ bi dafa am mooy yàlla parce que képp ku mu defal contact des yeux bu fekkee ni am na lu ne ci yow rek da ngay gis nga commencé dootoo mën a téye sa bopp di rapide defe naa ni bés bu ne ngeen koy seetaan ci TMS TV moo tax nag aussi ñu nit ñu leen di filmel di leen di won monde yóbbu di gis kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay
ma bëggoon ñu laaj la benn question rek kon xam naa nañu yéeg ba ci kaw ba léegi yéen a ngi ànd ak ñun sur la ni moo làmbook njëriñ télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmbook njëriñ ak le xalif général le maréchal le bourreau des dëmm le roi des rois le xalif des xalifs le roi médecine traditionnelle du monde the king of the king di Alaaji Thierno Moule Sow mi nga xam ni defe naa ni nit ñi du ñu dem dara nekk boo gisee moom ak yëpp riir ñëw fii ci kër gi parce que mbir mi ak le xalif général le roi médecine traditionnelle du monde nga gis ba léegi la sécurité ñi ngi ko def accompagner ko war ko accompagner ba ci niveau bi nga xam ni communauté alors kon ba
léegi yéen a ñuy suivre sur la TMS TV Abdou Aziz dafa mel ni yaram daw na parce que li mu mais également li mu doon wax ci sëriñ bi aussi je pense que c'est important mooy li nga xam ni moom la waa Sénégal di wax ci sëriñ bi mooy aussi li nga xam ni waa adduna moom la ñuy wax ci sëriñ bi kon nga xam ni yàlla suñu borom rek moo mën a maye li mu koy amee habitude di ko wax guddul rëyul amagul 40 ans macha allah mais li ko yàlla mayu ko kenn ci kaw suuf koo mën a doon nag li ko yàlla mayu ko kenn ci kaw suuf muy duma jinne yi rab yi dëmm yi ak képp koo xam ne da nga nekk ci ay jafe-jafe moo xam ci wàllu liggéey koo xam ni également da nga bëgg a ubbeeku ak lu mën a doon ci kaw suuf di fa ne Alaaji Thierno Moule Sow kenn du ko présenté ci kaw suuf ba pare adduna yëpp ñu ngi bénéficié wu ci turam parce que xoolal foo mën a nekk ci monde entier boo ne ñetti Alaaji Thierno Moule Sow sa aaju faj kon xam nga loolu may suñu borom la loolu defe naa ni dafa yéeme daal Abdou Aziz kon ñu delloo la kàddu gi rek le temps ñuy. Moustapha, quand j'ai entendu cette dame chanter, moi j'étais tenaillé par l'émotion. C'est vrai que je ne peux pas décortiquer les paroles qu'elle est en train de dire, mais rien que la mélodie, rien que aussi le contenu de ce qu'elle est en train de dire, quand même c'est des paroles qui sont pleines d'émotion. Et ceux qui me connaissent, en particulier vous, vous savez que je suis très bavard, Moustapha. Mais quand je suis tenaillé par l'émotion parfois, j'ai des difficultés de parler. Mais surtout aussi, ce qui m'a retenu, ce qui m'a émerveillé, c'est cette dame-là, cette grande artiste. La particularité, elle vient de Matam, c'est vrai. La particularité, souvent nos chanteurs sont jugés à partir de leur musique. Mais elle n'a pas été accompagnée par des instruments. Elle a élevé la voix et vous avez senti tout le monde que c'est une très grande artiste. En tout cas, voilà l'émotion que cette dame m'a donnée. J'ai même eu des frissons. Quand vous avez demandé quand même à ce qu'on applaudisse, je ne pouvais pas applaudir parce que je suis très sensible, très émotif quand il s'agit en tout cas de parler de culture, quand il s'agit de parler de tradition. kon jërëjëf Abdou Aziz kon Saliou avant ngay tëj rek ñu laaj benn question bu gàtt rek sëriñ bi parce que xam nga sëriñ bi ñu bëri ñu ngi koy xaar ci biti kon sëriñ bi ñu ngi lay ziyaaraat di la jox sa wàccuwaay di ànd ak yow sur la TMS TV li ñu bëggoon laaj rek dégg nañ soxna si léegi woy yu neex yim la jagleel mu wax ci fin bi tudd Boule de Koum ñu bëggoon nga wax ñu rek tuuti ci Boule de Koum. waaw jërëjëf macha allah ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm di nuyu waa TMS TV yëpp équipe bi yëpp di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi Moustapha macha allah damaa dugg si ci kër gi rek mer. parce que dama gis ne xale yu ndaw yooyu barki Dembo Ndiaye ci lañ doon wax jinne yi maanaam ni ñuy def ndaw ñi ci seen biiru yaay yi yaa ngi may interroger mais gis nga jëluma kàddu Saliou moom may jox micro bi jëluma ko parce que dama dugg gis xale yu ndaw yooyu gis nga leen ñi nga xamante ne ñii amuñu 8 ans ñii amuñu 4 ans 5 ans gis nga leen noonu ni leen jinne yi yàqee ni leen jinne yi sabootee defe naa gis nga leen noonu nu ñu bëree ci biti nu ñu bëree noonu ci suuf moo tax ma mer ba mënuma sax tontu ndax dama parce que loolu barki démb rek def nañ ko émission da nga gis ne nit ki nga xamante ne maanaam soxna su ëmbee jinne yi xam na ne kii nit ku baax la ëmb bu ko defee ñu daal di dugg ko ci biir bi daal di weccoo xale bi changé ko ba xale bi su juddoo nekk mbëngal du mun a def dara defe naa ne loolu bëri na ci suuf tey moo tax ma dugg mer gis jinne yi nga xamante ne ay jinne seytaane lañu ay jinne wala kaana loolu moo ma merloo macha allah moo tax sax mënuma tontu seen question bi parce que dafa métti nga juddu vraiment war a mun a dox war a mun a wax war a nekk nit normal war a mën a tekki jinne yi daal di lay ceeñ ñu ko anglais waxee ñu ceeñ la ñu changé la ba yow daanaka doo nekkati nit rab ngay nekk mbëngal di yuut doo maanaam sa waajur yi doo leen amal njëriñ lu dul maanaam da nga leen di sonal kese loolu laa gis ci ñu bëri tey ñi nga xamante ne ñoo ñëw ci kër gi tey moo tax ma mer ma gis jinne yi ma xam ne jinne yi am nañu ay jinne saay am na ay jinne yi nga xamante ne ay walaa kaana lañu dañuy mën a tas yaakaaru waajur yi tey gis nga xale yu bëri yi nga gis noonu ci suuf ñëpp ñi nga xamante ne leer na ma ne kenn amu fa 8 ans wala bu amee 8 ans macha allah warul mel noonu gis nga leen ni ñu changé ni seen yaram mel macha allah ñi ñu leen téyee di leen boot mënuñu def dara mooy lu jinne bi waxoon barki Dembo Ndiaye nee na ma man ba may wàcc si àdduna yàlla dafa muur seen bët ndax bu ñu ma gisoon xëy na du ma ñëw wala bu dee sax damay ñëw mun nañ ma gàllankoor loolu tey loolu laa ñëwee quoi maanaam ba ma yéegee macha allah sama xol loolu ba ma leen gisee daal dama am lu ma métti daal macha allah saa su ne nag ma wax ko nit ñi
nañu fexe di muslu di aar seen bopp rawatina boo nekkee jigéenu wérul jigéen bu wérul na nga ut ay ñaan am ay musluwaay ndax nag bu nekkee ne doom bi nga ëmb dafa nekk ki nga xamante ne yàlla dafa am lu mu def ci moom seytaane yi bu ñu ko gisee wala jinne yi bon yi seytaane yi mun nañ ko ceeñ maanaam mun nañ ko changer ba bu juddoo du la njëriñ dara dafay nekk di la sonal defe naa ne loolu laa gis tey ci kër gi xale yi ndaw yi nga xamante ne vraiment juddooguñu sax jinne yi dugg leen yàq leen déformer leen macha allah déformer seen cër vraiment loolu laa gis tey ci kër gi moo tax ba ngeen may interroger sax boobu mënuma wax parce que maa ngi gis jinne yi jaxaran nit ñi def xale yi loolu dafa doy waar dafa yéeme. waaw ci kaw loolu sëñ bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay dama la bëggoon laaj benn question rek comme ni Moustapha wax xam nga xale yooyu nga gis nga xam ne dañu changé wu mel na ay mongol mu mer loola may laajte est-ce que ñoom par exemple bu ñëwee faju si fii est-ce que mën nañ leen faj ba ñu wër ba nekkaat nit normal est-ce que loolu dina yomb daal. waaw macha allah question bi am na solo am na ñi nga xamante ne dinañ leen mën a faj am na ñi nga xamante aussi duñ leen mën a faj parce que waxoon nañ ko ci jamono yee si ginnaaw am na ñi nga xamante ne jinne yi jël nañ ci ñoom li tax ñu nekk nit jël nañ ko yóbbu ba nga xamante ne des années utiliser nañ ko ba loolu kenn xamatul fu mu ne ñooñu en général ñi si faj du bari ñenn ngay faj wala boo demee ba faj nit ki sax du maanaam du nekk normal nu mu war a normalé parce que ki nga xamante ne yóbbu nañ ay mbir des années yóbbu ay affaire am li tax mu war a nekk nit loolu lu doy waar la ñenn ñi dinañ leen mën a faj ñenn ñi aussi duñ leen mën a faj su fi nit ñëwee nag li nga xamante ne duñ ko mën a faj dama lay xamal ne carrément lii bul sonal sa bopp demal nga xaar yàlla waaye kii kenn mënu ko faj parce que bu nekkee ne jël nañ ay matière ay pièces li tax mu nekk nit li nga xamante ne kii macha allah ëllëg moom moo war a nekk dara yóbbu nañ loolu ci moom maanaam wekki nañ loolu yóbbu ko vraiment loolu day doy waar bu nekkee li ñu mën a faj ñu wax la bu nekkee lu ñu dul mën a faj ñu wax la loolu moo tax ma dugg ci kër gi ma xaw a ma mer parce que ni ma gis ñu saboté xale yi maanaam loolu dafa metti loolu nag war na yee tamit ñu bëri ñi nga xamante ne dañuy nekk jigéen ñu wérul saa yu ñu ëmbee nañu ut ay ñaan ut ay protection ut ay musluwaay parce que parfois mbir yi nu muy sonalee seen waajur yi su leen mënulul dara noonu lay sonalee seen doom yi maanaam ñi ci biir bi saboote xale bi yàq ko détourné ko carrément ba xale bi su juddoowee du njëriñ dara boppam maanaam du mën a dem sax toilette du mën a lépp lu muy def fu mu toog la koy def loolu dafa metti dafa doy waar moo tax nañuy aar suñu bopp di aar njaboot gi bu baax a baax macha allah. waaw sëñ bi man maa ngi lay ziare d'ailleurs sax bu fekkoon ne ni taxaw nga foofu man question boobu laa lay poser parce que dama jot benn information ci réseaux sociaux yi depuis dem mu ngi circuler benn taalibe sëñ Babacar Sy bu tudd Cheikh Ahmad muy avertir parents yi waajur yi ne ci fan yu néew dina am ay vague jinne yoo xam ne dina ñëw pour faagaagal xale yi kon nag loolu avertissement la boo xam ne nii moom mu ngi koy joxe te yéen ñi ngeen xam ne ni seen xam-xam dafa màcc ku mel ni yow ngay faj defe naa ne faj am na mais tamit aar am na te toujours da nga koy wax te indi nga ay jumtukaay yoo xam ne ni suñ ko utiliser mën na aar waajur yi aar xale yi ba nga xam ne nii ëllëg vraiment jinne yi bu ñëwee duñ mun a def ci ñoom dara moo taxoon bi ma ko amee ma ne lii dama koy téye ba suba incha allahu rabi dinaa la yeggee question bi tamit dinaa ko dugal ci groupe bi ñëpp ñu partagé ko taalibe Cheikh sëñ Babacar Sy mu wax turam giñ ko tamit ci rasulullahi ne lii daf ko gis ay jinne yu bon a ngi ñëw yoo xam ne bu ñëwee yàq rek moo leen tax a jóg sëñ bi. waaw macha allah doyen Aziz loolu dëgg la xam nga saa su ne jinne yi dañuy jógee dëkk Afrique yi di ñëw defe naa ne loolu c'est pas la première fois ñun dañ ciy wax tout le temps dañ ciy wax tout le temps dañ ciy ñaax nit ñi. Al-Maktoum aussi waxoon na ko ne woon na gaa yaa ngi ci biir fii mais jamono yu mu koy wax nit ñi comprendre ñu ay 2011 xaw ma ba mu koy wax comprendre ñu mais ba mu demee la nit ñi comprendre sëtam tamit bu ñëwee wax loolu macha allah dañuy confirmer rek loolu lu am la chaque jour am na jinne yi fàq ci yeneen dëkk Afrique yi ñëw Sénégal parce que xam nga Sénégal dafa am tur dafa am bayre macha allah muy jinneeg muy nit ak lépp boo nekkee ci beneen dëkk da ngay bëgg a ñëw Sénégal découvrir lan moo nekk Sénégal te Sénégal macha allah jaamu yàlla yaa ngi fi ñoo ngi jaamu yàlla bu baax a baax waaye tamit ñoo ngi foo bu baax a baax ñi ñaa ngi foo di caaxaan bu baax a baax kon nag lépp lu ñu ci mën a wax rek na nit ñi fagaru moo gën faju loolu moo waral ñu indi vite fait bi moo waral ñu indi volcan bi vite fait ak volcan loolu moo waral ñu indi ko ñu indi fossé blindé loolu moo waral ñu indi yooyu yëpp macha allah pour nit ñi mën a moytu mën a fagaru parce que macha allah jur doom dafa metti
9 mois ëmb 9 mois dafa metti yow waajur bu jigéen bi macha allah daanaka xaw nga dee. waajur ku góor ki tamit sonn na dépense yi dafa cher. du nelaw guddi du nelaw bëccëg. vraiment xale bi bu juddoo ma war a leen noppal déedéet day juddu gën leen sonal que ni ngeen ko ni ngeen ko ëmbee. moo tax nañu fagaru jóg ut ay ñaan vite fait bi ku ko ci am ëmb. boo amee vite fait bi di ko laal dëmm yi duñ la jege. jinne yi duñ la jege rab yi duñ la jege macha allah di nga ëmb ba wasin ci jàmm sa doom du changé kenn du ko ceeñ kenn du ko wecc loolu laay conseil nit ñi nañu jël garab yi garab yu ma indi mooy vite fait bi ak vite fait bi ak volcan bi dafa am solo jigéen tamit su ëmbee dafa war di suuru bu baax dara du ko jege dara lépp lu naroon laxasu ci yaramam bi làqatu foofu nar a def effet day deñ kon nag nañu ut vite fait ut volcan bi c'est important ndax tey ni ma duggee kër gi gis vraiment dafa yéeme daal xale yi jinne yi dañ leen cuqumee maanaam dañ leen saboote léegi nag macha allah dañ leen saboote ñenn ñi sax dañuy yóbbu nit ki bàyyi fa ñoom seeni doom maanaam bàyyi fi karkaas gi mun nañ fa sax roof doomu jinne nga xamante ne xale bi day nekk di xool di def ay yëfu jinne rek ndeysaan fekk ne ki ngeen téye sax moo leen mag foofu mun nañ fa bàyyi fa seen doom fekk ne doomu jinne nga yor kon nag nañu def attention ci loolu di ut fagaru nañu ut fossé belende nañu ut vite fait bi ak volcan bi dafa am solo macha allah. jërëjëf léegi waaw Moustapha la question bi nga wax tamit. bi nga ma mujjee posé loolu moo tax jëluma parce que dama dugg gis jinne yi ma xaw a xam nga damay yëg maanaam damay xaw a yëngu. parce que bu ma gisee jinne ni ñu sabootee nit ñi moo tax question mënuma leen tontu instant boobu noonu. loolu moo tax tontu ma woon. léegi question bi nga mujjee wax léegi nga ne bul dëkkum lan. waaw ma ne dégg nañ ci woykat bi bi muy daaneel mu tudd Boule de Koum ñu bëggoon nga wax ñu ci Boule de Koum ak nga waxaale ñu ci solin bi nga xam ni numéro 2 lañ ci bind nga wax ñu lan moo waral numéro 2 waaw loolu daal mooy sama laaj. waaw macha allah Boule de Koum Serigne Mbacke Gueye dafa nekkoon ci Lalla jinne boobu ci Lalla la nekkoon defe naa ne Bawal la jóge woon Bawal macha allah mu ngi jóge woon Mbacke. jinne boobu ci Lalla soxna Lalla ci lañ génne woon jinne bi defe naa ne ñu daal di koy tuubal jinne bi nga xam ne kàccoor la ku am doole la xale la waaye kàccoor la bandi la agresseur la jinne boobu noonu ci laa génne woon ci soxna Lalla moom it kale woon na sax waaye fex nañ ba génne ko ci Lalla vraiment ñu tuubal ko mu nekk suñ taalibe ñu tuddee woon ko suñu benn wala Serigne Mbacke Gueye Boule de Koum macha allahu kon nag Boule de Koum noonu la jinne bu doy waar la jinne bi nga xamante ne dafa raatale bawal te bawal doon ndaw bu am doole kenn mënalu ko dara benn sëriñ mënalu ko dara macha allah ñu daal di koy tuubal nag vraiment dugal ko ci diine l'islam mu nekk suñu taalibe ñu daal di koy téye fii macha allah numéro 2 bi ngay wax nag fii la ñu jàpp 2e ambassade Iblis Khouraychi ci soxna Awa ci Awa lañ ko jëlee defe naa ci Awa waaw ci Hawa mooy xale bu jigéen bi jóge woon Fuuta macha allah ci laa génne woon jinne boobu Khouraychi la tudd 2e ambassade Iblis la ci laa génne woon ci moom taalibe yi macha allah ñëwal ma lii ñu def numéro 2 am na numéro 1 tamit lii tigre la xam ngeen ne macha allah samay bagage parfois macha allah da ngeen di gis tout le temps may def tigre bi defe naa ne barki Dembo Ndiaye Saliou laaj na ma ci mbaxane tigre bi expliqué naa leen mbaxane tigre bi naka la ak nan la loolu moo waral may def yëre tigre bi macha allah ak dàll yi ak yooyu taalibe yi tamit ñooy xool ay dàll yu rafet tigre yónnee ma ko macha allah. macha allah defe naa ni leer na nañ macha allah kon nag amoon nañ mbégte di ànd ak le xalif général kon defe naa ni dañuy jox monsieur Anglais di Saliou mu daal di tëj. Okay, thanks a lot, Mustafa Fall. Thanks a lot, Doyen Aziz. As you can see, dear ladies and gents, dear followers of TMS TV, your favorite channel, the channel showing every time what is hidden. We are with the Khalif General of the Jinns, the king of all the kings, and I still say that we are in Cambérène, face to the football ground of Jamono, and face to the VDN3. You can see the way of wearing of the Khalif General of the Jinn on this very Saturday, the 3rd of April 2021. You can see him with his tiger color. You know, he's having a tiger hat, you know, tiger mbubu, and even tiger shoes, because the Khalif General today is so ready and so powerful and ready to face the jinns, the spirits that are coming here. You can see them down. We have many, you know, young boys, you know, having a lot of troubles, because that's the spirits, that's the jinns that entered their, you know, mothers and try to destroy their own life and try to transform them. That's what the Khalif General of the Jinn
jinn was explaining. So it is really incredible, really unbelievable, and really sorry, really sad. Whenever you're having, you're being pregnant, the Khalif General of the Jinn is just giving you some advice that just use what is called the Fosse Blende, what is called the Vitfe, what is called the Volcan Joni. And if you use that, if you are pregnant, the jinns or the spirits wouldn't be able, even the witches wouldn't be able to transform your baby. So that's what the Khalif General of the Jinn is giving as, advice, a piece of advice. So today then it is Saturday, and you can see that they are down, so numerous, coming from every kind of areas, even from Mauritania, Gambia, and other areas, so as to see this very Khalif General of the Jinn, the king of all the kings, the only one who is able to just, convert jinns to Islam and then, take them out from the body of the persons that they were possessing. So that's what is happening right now. So just stay with us on TMS TV, your favorite channel, the channel which is showing every time what is here. We'll be coming back to comment something for you. So I give the floor to Mustafa Fall. I think that we can just finish it once for all and then come back in some minutes. We're having the grand reportage. We're also making up the patients. So thanks, and thanks really for your faithfulness. jërëjëf Saliou, jërëjëf Abdou Aziz Diagne, kon macha allah defe naa ni kàddu yi leer na nañ, dégg ngeen commentaire yi ci Abdou Aziz Diagne def ak sëñ Saliou, dégg ngeen aussi également le khalife général li mu wax sànq, wax na ci boule de koum, expliqué ci lu leer, wax na également ci yére bi mu sol, wax ci numéro 2 bi également, wax ci yu am solo yoo xam ni defe naa ni ñiy suivre la TMS bi suñu ko déggee dina leen amal njëriñ bu baax a baax. Mais également gis ngeen ni sëriñ bi ci suuf tey biñ ko interpellé nanguwul sax wax, parce que am na loo xam ni da ko métti, mooy jinne yi ni ñuy sonalee xale yi tout tànk yi nga xam ni ñii juróomi at lañ am, ñii fukki at. Defe naa ne ci suuf sànq suñu caméraman ñi ngi doon filmer, dina leen won lépp sur la TMS TV. Tey ay xale yu bari ñoo fi ñëw, ñu tuuti ñoo xam ni jinne yi dañ leen sonal, te ca gannaaw jamono yële ñu jóge également sëriñ bi daan na ci am lu mu ci daan wax. Kon day mel ni rek li sëriñ Al Maktoum daan wax ni jinne yi gën a dangereux, jinne yëpp ñi ngi jubal ci Sénégal. Bu ñu demee nag ba commencé di dal ci kaw xale yi, kon defe naa ni problème am na. Kon nag suñu mbokk yi teg leen seen loxo, ñu ñëwaat sur la TMS TV.